Rajulun fi qarnin, un homme dans un siècle. Chaque lundi à partir de 21h, Ma'al Oustaz Cheikh Ahmed Tijani Sow sur Maktoum Prod. Lillahi darrul Mustafa fil mawasimi. على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وقبل خلق الخلق والعرش قد كنا. ñuy sol manto fii ba ñuy daje sunu daje على الدرة البيضاء gisuma leen foon. والمصطفى إن شابت أفعاله أفعال والده فليس بظالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. mbokk yi nuyu nañ leen ziarat nañ masawu leen coono yéen ñi nga xam ne yéenay suivre Maktoum Prod ci biir réew mi ak bitim réew mi à travers réseaux sociaux yi. ñu di leen ziara dellu ci waat ci émission wu Rajulun fi qarnin ci altine bu nekk ci 20h jotee mu nekk benn silsila ci ay épisodes yu nga xam ne dañu ciy jàngale jaar-jaaru Serigne Moustapha ak histoire Dahiratoul Moustarchidine ak évolution sono liñ ci jëlee ci ay témoignages yoo xam ne ci entourage am yi ko jege woon ñoo ko nettali ak itam muy expérience yu nga xam ne ñun ñii di wax ak yéen dund nañ ko ci daayira bi depuis 34 ans ñu nekk ci biir bari na luñ ci wax fekk na ñun dund nañ ko fekkee nañ ko wala boog ku ko dund fekkee ko ànd ceeg moom moo ñu ko nettali. su ko defee nag toujours moom document noonu lay demee maanaam net taarix reconstitution des faits ñaar a koy def te mooy document reportage témoignage yooyu la ñuy dajale pour def reconstitution d'un événement. émission bi ñu tuddee ko Rajulun fi qarnin ci arab muy tekki ci tubaab un homme dans un siècle. suñ ko bëggoon tekki ci olof ñu wax ne góor ku taxaw taxawaayu góor na ci ab xarnu. su ngeen fàttalikoo fi ñu yemoon mooy xarnu bi nga xam ne mooy xarnu ñaar fukkeel bi muy 20e siècle lan moo tax ban jagle la am par rapport ak siècle yi nga xam ne moo ko jiitu woon. ma wax la ne ñaari événement yu rëy ñoo ci am bouleversé doxinu àdduna bi muy première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale moo changé cours histoire puissance yi jiite woon des gannaaw bi ñu séddalewaatee àdduna boobu fii may wax yow ci 21e siècle ñëpp sedd nañu ñëpp am nañu cër waaye l'islam moom ba léegi amul siis amul cër. ñu wax ne l'islam ba tey sëriñ bi moo ko nettali ci événement boobu ma la doon wax mu waxtaan bi mu defoon ci 13 février ci place de France à Thiès mu wax ne tey jeunesse u l'islam bi li tax wala l'islam bi ci boppam lu tax mënatul dara fi mu bëgg jëm mënu ko xalaat yaa ngi fi idée yaa ngi fi mais mënul réaliser dara tënk nañ ko ci lépp natt ko ci lépp. mu joxe exemple mu ne boo demee ci laboratoire scientifique yu mag yi expérience yi ñuy def ci yenn feebar yeeg yenn maladie yeeg yenn virus yi nga xam ne c'est mortel nee na dañuy ut ay golo ay animaux ku ci mel ni golo yu mag tëj leen fa ci ay case expérience bu ñu def su ko defee dañu koy jël feebar maanaam li loolu micro boobu wala bactérie boobu wala virus boobu piqûre ko animal bi rab boobu su ko defee daal di utaat antidote bi wala vaccin bi piqûraat ko su ko defee pour mën a xam ndax din baax nañu mën ko commercialiser wala déet. maanaam loolu ci jamono bi may wax ni neex na expliquer c'est le cas de coronavirus. tey bu ñu bëggoon am vaccin bi dañuy daal di jël ñi defar vaccin bi dañuy jël corona bi virus bi piqûre ko benn rab suñ ko piqûree rab bi ba rab bi feebar ñu daal di jël antidote bi piqûraat ko xool su defee effet rab bi wér ñu daal di xam ne baax na. mu ne nag l'islam dañ ko jàppee comme rab yooyu ñu tëj ci laboratoire yi. Occident noonu la ko téye lu mu am ci lu bon lu muy natt rek ci l'islam terrain l'islam dañ koy njëkk a testé lu garaaw a ngi noonu. mu ne lu ñu am moom Occident Europe lu ñu am ci lu bon rek suñ koy testé di ko natt rek ci terrain wu l'islam dañ koy natt. nee na nag jëmm joo xam ne saa yoo jógee rek ñu dóor la piqûre virus bu tax nga tëddaat nee na xamagul kañ ngay jóg
ne ne loolu moo tax li des la daal l'islam moo ko def lépp lu bon wala caay-caay réseau trafiquant de drogue yeeg mafia yu mag yeeg lutte armée yeeg yëpp ci terrain l'islam lañu koy nattee mu ne moo tax yooyu am ci 20e siècle ñaari pôle daf ci juddoo après événement yooyu benn pôle bi moom la ñuy wax pôle Union soviétique ñu tuddee ko pôle communisme beneen pôle bi moom la ñuy wax pôle américain yi su ko defee mooy ko pôle capitalisme mu jur nag lu ñu tuddee guerre froide kenn ku nekk ci ñaari pôle yooyu di xëcc sa morom di jéem a seet nan nga notee àdduna bi notee woo ko ci xel notee woo ko ci xalaat notee woo ko ci tëriñ bu baax mais ci doole ak yàq waaye nag réew julli ñoom ñooy payer les pots cassés bu ko defee bi gannaaw bi nga xamee ne yooyu xew-xew am na ba ñaari baat yooyu ma la waxoon judd muy avance muy civilisation modernité ak avancement am na ay idéologie yu si judd am na ci bu ñuy wax communisme am na bu ñuy wax capitalisme am na bu ñuy wax athéisme am na bu ñuy wax sionisme am na bu ñuy wax croisade am na bu ñuy wax franc-maçonnerie am na bu ñuy wax existentialisme yii yëpp ay idéologie yoo nga xam ne ñi jàngee ci réew tubaab yi naanal nañ leen ci ba nga xam ne bii du ñëwee nit mënatul wax lu dugg ci seen bopp jàpp nañ ne loolu rek mooy àdduna la leen amul yooya tamit dugg na ci seen biir di yàq àdduna bi ba mujj gi mu ne asbahatu taifatu diniya dawlatan bayna al fuqaha sëriñ Moustapha mooy wax wa asbahatu taifatu siyasiya dawlatan bayna ru'asa wa asbahat taifatu al iqtisadiya dawlatan bayna al aghniya wa asbahat taifatu al umaliya dawlatan bayna al munazamat al umaliya wa asbahat at taifatu al ilmiya dawlatan bayna al ulama maanaam dem nañu ba ndaw amatul place ci àdduna boobu su dawee dugg pincu maanaam daaray xam-xam ñu ne ko kii ko amul kaala doo fi wax bu ndaw damee dugg daaray politique ñu ne ko fii ku dul mag doo fi wax bu dawee dugg daaray koom-koom ñu ne ko kii ku fi sa baay nekkul bourgeois wala bu amoon démb doo ci dugg bu dawee dugg daaray liggéey ñu ne ko fii ku nekkul syndicaliste war nga am baat doo fi jariñu mu daw dugg daaray culture ñu ne ko fii ku mënul bind wala amoo xalima kenn du la déglu daanaka ndaw moom laa yadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashadan nee na sëriñ Moustapha nee na ci xalaat yooyu fa asbahat shabab wa ka annahum fi safinatin tatafaqadafuhum amwajul haya tarfa'uhum taratan wa tukhfiduhum ukhra fala asima illa man rahima allah nee na ndaw ñi mujj gi nekk dañ mel ni dañoo nekk ci géej goo xam ne géej gi dafa xaayaan géej gu xaayaan mooy géej goo xam ne dafa tempête nee na géej goo xam ne biñ ci nekkee ci gaal gi léeg-léeg nee na mu yëkkati ko tempête bi yëkkati gaal gi léeg-léeg mu daaneel gaal gi léeg-léeg mu yëngal daanaka rek nekk ci gaal guy nekk ci tempête di waaj a lab nee na ñi ci nekk ku nekk yaa ngi toog sa ruq xamuloo asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashadan est-ce que yàlla yiw la bëggal nit ndaw ñi wala xanaa du ndaw ñi yàlla rek day wàcc pour musiba ñëw ci seen kaw foofu ñuy toogee di am xalaat boobu ci la góor gu ñuy wax Serigne Mouhamadul Moustapha Sy gane àdduna ci le 10 juin ca Tivaouane pour mu ñëw ci diggi xarnu boobu nga xam ne yàqu-yàqu yëpp ñoo ci fa la gane àddunaam mu wax ne su gane si wuloon àdduna conséquences yi kenn du ko mën a takk dana nekk restrictive fal awaqibu la takaadu taud wala aw tuhsa mu ne moo tax ci façon boobu ak doxalin boobu nee na ci ngay déggee lan moo tax ñu wax un homme dans un siècle kon góor gi bu judduwul woon ci siècle bi doo mën a siècle bi maanaam ndawi siècle bi ñoom seen àdduna yàqu na ba faw dootu njëriñoo diine siècle bi loolu mooy chance am moo tax nga mën a xam bonne chance la rajulun fi xadin am mu wax ne dama mës a dem ci benn daje kenn ku nekk di wax ñi nga xam ne ci siècle yu mujj ci 20e siècle bi def ci wootekat yi ñi nga xam ne dañoo nekk ay njiit ñu mën ci ràññee ku mel ni Muammar Kadhafi ku ci mel ni Saddam Hussein ku mel ni ci
que leen mu tuddati Hassan Tourabi ñuy tudd ay nit di leen ku ci mel ni Jamal Abdel Nasser diñ ci alamul islam yi wax la ñu doo fi def ci wàllu woote ak wàllu révolution man ma jël parole wax na leen ñooñu li ñu liggéey yëpp gis naa ne du azaka par rapport ak ki ma xam mu def liggéeyal islam ci biir loolu ñu ne ma kookan la ma leen Serigne Mouhamadul Moustapha Sy mi nga xam ne mooy responsable daayiratul Moustarchidine Moustarchidaat ma tudd benn partie ci wàllu réalisation am rek am benn waaye bind lettre blanché ma ko daal di ciy bind ne quel est le rôle des produits pharmaceutiques s'il n'y avait pas des maladies mortelles waaw maza maza yanfa al muntajatu saydaliya iza lam takun hunaka amradun fajia maanaam wax bu xóot la wax bi ma taggee Serigne Moustapha ba pare ba wax la mu liggéey moom mu blanc sama kayit bi ne ma su fekkul woon ne feebar yu bon yi reyaate dafa am kon garab bi ñuy jëndi pharmacie ban sens la am maanaam mi ngi may xamal ne kon ñëwu Serigne Moustapha sens bi mu am mooy mbon yi ngay wax te mu juddoo ci 20e siècle su amul woon ñëwu amul sens parce que pour nit ki faju day fekk mu feebar waaye waxuma la mu feebar waaye ndawi jamono dañoo tolloon ci sukuraat daanaka xawoon nañu dee piqûre de réanimation bi leen piqûre ba ñu dundaat moom moo ko def commencé nag di leen jox ay antidote di leen former pour ñu taxawaat nag ba koroog tey ji ndaw loolu mën a nekk waxambaane bu taxaw jëriñ société bi loolu la wax moo tax mu wax ne limaza rajulun fi qarnin mu ne rajulun fi qarnin wa ayu qarn mu ne innahu la qarni al 20 wa ma adraka ma qarnu al 20 inna al qarn al 20 عرف بحادثتيها الكبرى الحرب العالمية الأولى والثانية لقد صدق أحد محللي جيو استراتيجية والسياسية في 13 فبراير 1993 معناها 1993 في منطقة تيس بميدان فرنسا جمهورية السنغال يقول هذا المحلل نعم إننا لسنا في وقت الميزانية العمومية لكن في هذا القرن العشرين إن الكوكب الأرضي لم يعرف إلا تشويشات وصراعات فتاكة وفاجعة من عام 1914 إلى عام 1918 من عام 1939 إلى عام 1945 من هيروشيما إلى ناغازاكي من جنبنفو إلى فيرسوفي ومن يالتا إلى باندونغ من ستوكهولم إلى هانزوس من قناة سويس canal de Suez إلى أورشليم إلى جيروزالem من معسكر داوود le camp David إلى مدريد من مالطا إلى عاصفة الصحراء أي tempête du désert من رد إلى رد فالكل يسأل بأن الحرب البارود من حين إلى حين سوف لا ينفجر يوما إلى حرب عالمي إلى صراع عالمية ثانية نووية ولا يزال العقبات تنمو فصاعدا فيستمر السيد المحلل يقول إن هذه الميزانية عمومية ثقيلة بخسارة الأنفس والمواجهات السياسية والعصبية والطائفية لم يزلن تدفعن ثمن الحروب بمئات ملايين النفس لكن السؤال الواحد هذه الخسارة الأنفس على حساب من؟ وفي نهاية الحرب العالمية الثانية بعد نشأة منظمة الهيئة الأمم المتحدة وشتى أجهزتها لم يزل العالم الإسلامي يستقبل الهجوميات الدولية والمكايد العالمية من بلفور إلى نظام العالمية الجديد أصبح الشباب الإسلامي مركز مختبرة للأمراض المجتمعية الفاجعة كالانحطاط الخلقي والجريمية والإباحية الجنسية فالنتيجة تأتي تارة باسم التطرف وتارة باسم الإرهاب وتارة أخرى باسم الجهادية السلفية فالنزاع بين القطبين الرأسمالية والأمريكية والشيوعية السوفيتية انصدرت منها إيديولوجيات عدة: الشيوعية، الرأسمالية، الاشتراكية،
الإلهادية العلمانية الصهيونية إلى هلم جرة. فسيطرت العالم هذه الأفكار والمفاهيم المخطئة حتى تولت هؤلاء الطوائف مستقبل الشباب ومصير الأجيال علما وثقافة وعقيدة. فماذا تقول من تلك الناحية في ظاهرة الفرق الموسيقية باسم العصرنة وتقدم؟ فأصبحت الطائفة السياسية دولة بين الرؤساء، والطائفة الاقتصادية دولة بين الأغنياء، والطائفة الاجتماعية دولة بين الكبراء، والطائفة الدينية دولة بين الفقهاء، والطائفة العمالية دولة بين العلمية دولة بين العلماء، والطائفة العمالية دولة بين النقباء. فمس التاريخ في جنونه حتى ترى متدينا مشركا ومشركا متدينا، والغرب أصبح عالما مجنونا وغدا بشكل جنونه مفتونا. والشباب من بين هذا وذاك لا يدري أين المفر، وهذه الفترة من أعتم أيام الداكنة للإسلام. وإنذار الشاعر يدق فيقول: أرى طوفان أهل الغرب يطغى إلى الشرق وكبيرهم نيام، فإن لم يأت لهم نوح بسفينة على الشرق والإسلام السلام. فبهذه الفترة المدهشة المنيفة ظهر أعجوبة عصره وفضيلة عصره فضيلة الشيخ السيد محمد المصطفى حفظه الله وأيده ورعاه. لقد قال أحد المفكرين أثناء مناقشة في مؤتمر هذه العبارة التي هزت في قاتله أثرا عميقا، يقول: ماذا ينفع المنتجات الصيدليات إذا لم يكن هناك أمراض حرجة؟ بهذه العبارة يدرك القارئ لماذا رجل في قرن وما هي حقيقته. كنك يا مرشد الجيل، يا من جاء بالحكم، أرشدت للبر والإحسان والكرم. ويمكرون ويمكر الله ولا خير الماكرين. لقد من الله نحن شباب المسترشدين من خيراته الجمة أعجوبة عصره وفريد دهره صاحب المقامات العلية والشيم الفاضلة والهمة العالية السيد القائد المرشد العام السيد الشيخ محمد المصطفى أيده الله ونصر وأطال بقاءه، فكان رجلا في قرن. إذن أيها الناس، إذا كان السيد محمد المصطفى رجلا فهناك رجال. من هم الرجال وأي الرجال؟ lii moom la ñu tënk sànq ci olof. lii la Serigne Moustapha fekk àdduna bi di ko dund. lii la Serigne Moustapha fekk yàqu-yàqu yi matale. ñiy xeex l'islam tëral ko. ndaw amatul repère, ndaw amatul enracinement. ñi jàng ci tubaab yi weddi nañu diine daal di jàpp ne modernité mooy àdduna. ñi jàngee ci réew arab yi weddi nañu li fi mag ñi bàyyi woon, wax ne tariqa shirk la, indi seen tëralin yu bees. ci loolu la benn enracinement religion, culture wala jikko wala moral boo xam ne ndaw mën na cee tabax. loolu mooy les années 60. ci lii la ndaw ñi doon dund ba en 1968 ci la dinañ ci ñëwaat daayiratul Moustarchidine juddu nag. moom moo war a jóg gannaaw bu nga xamee ne ndax nit du juddu rek woote. loolu yonent yàlla Isa la ko yàlla may woon. booba temps ci de 52 jusqu'à 68 mu toll ci digg ndaw am ñaar fukki at ak tegal nag doon ndaw lu mat ndaw mu jóg nag pour fekk waajal na boppam ci lépp lu góoru yàlla bu war a woote. kuy borom mission loo war a xam na ko, loo war a am na ko, loo war a waajalee sa bopp waajal na ko ci boppam. daal di jóg nag pour def face défi yi pour nga xam ne moo mën a ñëw sauver si jeunesse bi ak ndawi jamono. wax naan la booba temps jeunesse baa ngi ci benn gaal nekk ci géej gu tempête, ku nekk yaa ngi bokk ci ruq di yaakaar ne léegi yàlla suuxal gaal gi. nee na mbon yi ak yàqu-yàqu yi tax na sax ba lisaanu xaalu jamono wootee ci làmmiñu yonent yàlla noox naan rabbi laa tazar alal ardi min al kaafirina dayyaaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran. rëbb boobu lisaanul xaalu jamono rëbb ndaw ñi moo déclenché tempête boobu ci géeju jamono ba tax ndaw ñi musiba bu nekk dal na leen ci. gaañu bu leen fàtte les grèves de 68, bu leen fàtte les grèves des ouvriers, bouleversement yu mag yëpp
ci 1960 de temps mi ngi tàmbalee de 68 jëm kaw ndaw yi amatuñ bañ repère riposte sur riposte coup d'état yi mag yëpp ba ci changé doxinu Afrique ci lañ ko def nguuru dictature yi yore Afrique ñu rey intellectuels yi ñoom Kwame Nkrumah ñoom lem tati góor gële ca Zaïre ñoom Lumumba Patrice Lumumba Paté de presque li dirigeants yi jógoon yëpp xalaat am na nu ñuy doxalee ci africanisme ci lañ leen détruire yàq doxinu Afrique daanaka bali dal Afrique tey mu def ko indi ay nit yoo xam ne ñoom tubaab bi ñoo leen fi teg ñuy piller source Afrique yi di piller suñuy mbaax wàcc luñ ñu fi lu dul mbon lu dul tux drogue lu dul drogué wu formé wunnu jàngal lu ñu suñuy mbaax jël fi mbaam jàngal lu ñu suñuy cosaan lu dul lu ñu jàngal libération de la France Karl Marx Masamba Mademba loolu nga xam ne nit ki dina ko jàng te bés bu duggee université fa mu boo ko jàngale ba mu da université dara du ko ca jëriñ dañu koy jàngalaat beneen xam-xam bu bees pour mu am métier waaw dama ne fukki at ak juróom yi ñu koy jàngal loolu ban sens la am bëggoon mu tardé heure boobu moom muy dem cité fekk na doomu américain bi wala doomu européen bi moom am na xam-xam ba war a ba préparer def doctorat en ingénierie yow ngay doog a commencé di am ñu doog la tànnal ban xam-xam nga ban métier nga war a ami lii mooy doxinu àdduna bi ci booba temps rek ci géej gu tempête googu nettalikat bi nee na ñu si la ñu seen benn capitaine bu nekk ci benn gaal gu nga xam ne kenn xamul nu ñu ko liggéey nee na moom kenn mu nekk ci di ko joow di reyante ak vague yi ndaw ñi naan léegi dafa mel ni sauvetage mu naan leen xaar leen rek maa ngi ñëw ba nu si xëptikoo seen baat la ñu seen ku sol kap taxaw ca kaw fa zaadahu llahu bastatan fil jism wal ilm nekk un vrai gentleman nan leen def leen ndànk maa ngi ñëw nee na ndaw ñi di wax naan wa ma safinatu turja gayra rahmatikal uzma al amimati kullal xalqi yallahu gaal googu moo ñëw lonku gaalu ndaw ñi yóbbu leen ci territoire ba moo tax ba mu ca eggee waykat ba dafa xaatu mënatu ko moñ ne ko yaa mursidal jiili yaa man jaa bil xikami ne ko kéemaan ne na ko baatu rushd baatu jubal yow la yàlla joxaat ndigal bi nga moom ko moo tax nga mën jubal ndaw ñi waaye li jaaxal nit ñi mooy jubaloo leen ci ay pexeek ay tëralin mais ci xikma nga ko yàlla nga ko defee te nag wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasiran ak arsala fihim rasulan yatlu alayhim alkitaba wa yuallimuhum alkitaba wal iman wal xikma mu ne ko nag booba tànga ba nga ñëwee ba am xikma boobu am secret jubal secret rushd secret irshad nee na arshad te nga jubal ga nga teg ko ci lil birri ci mbaax wal ihsaani ak yiw wal karami ak tedd nga fexe nga leen ci jubal gi ba nga defar seen ruux ñu dëppoog seen borom fexe nga leen ci jubal gi ba nga defar seen jikko ñu dëppoog seen réew fexe nga ci jubal gi ba nga defal seen dundin ak seen diine ñu xam ni ñuy jëfandikoo seen diine te duñu tànqal képp ku ñu bokkalul diine ba nee na su ko defee nag su fekkente ne dañoo wax ne un homme dans un siècle nee na yow foofu ngay xamee réalité dëgg-dëgg lan mooy maanaawu siècle un homme dans un siècle léegi nag boobu parti kon jeex na ñu dugg ci fasl bi nga xam ne moom mooy wax Sayyid Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy rajulun min ar-rijal maanaam góor la goo xam ne ci góor yàlla yi bokk ndax ar-rijal comme li ma ko waxee woon ci introduction bi ñi nga xam ne ñooy yëngu ci góor yàlla yi nga xam ne ñooy woote ñoom la ñuy tuddee ar-rijal baatu rajulun def xat ataanee sudd fatan benn intuition la bu romb rek ci bind bi may bind rek ma wax ne rajulun fi qarnin tudd wax un homme mais sax dëgg-dëgg xaqiqa wax bi wax naa ko waaye xaw ma ko woon waaye yàlla di dox ba gàmmu Tiwaawoon bële ca kaw mu ñëw toog te Chérif Mouhamed Tahir surtout Cheikh da Ahmed Tidiane Sy Fatim ñëw toog nga xam ne ko ku borom baatin la borom xaal la borom mbir la ci guddi gàmmu yonent bi ak li symboliser gàmmu moom mu toog donn mag ñëpp toog ci fauteuil bi mu xool ku ne inna Moustapha al Maktoum hada la rajulun min ar-rijal ne Serigne Moustapha mi góor la ci góoru yàlla yi ma ne kon nag kon yàlla yenkeewal na ma yàlla baaxe na ma juuma sama wax kon innahu rajul rijaal yi ñoom ñu wax ne seen mbir
ñiy wax ci wàllu yàlla yëpp daf leen jaaxal kenn ku nekk am nga noo leen tuddee ñii tuddee nañ leen ay awliya ñii tuddee nañ leen ay ñii tuddee nañ ay awliya ñii tuddee nañ leen ay borom baax ñii tuddee nañ leen ay nitu yàlla façon bu nekk am na ku ko jël am na buñ ko jëlee ñi tuddee ay wootekat waaye di seet ñii seen mbir lan la parce que seen mbir day jaaxle parce que li ñu réussir ak li ñuy def ku dul ñoom mënuloo ko léeg-léeg sax nga yore moyen di ñu yor waaye boo demee ba ca biir rek boo amul sens da ngay mujj dévier sa objectif da ngay dootoo xam fan ngay teg sa loxo loolu ñoom jaaxal na ñi nga xam ne ñi ñoom dañ doon seet mbiru rijaal yi mu ne ñoom nag seen mbir buñ delloo ci alquran moom ay góor la leen tuddee moo leen tuddee ar rijaal su ko defee mu wax ne minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhim fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir mu ne ci biir jullit yooyu am na ci ñu nga xam ne ci biir minal muminina mu ci biir jullit yi am na ci ay góor yoo xam ne gannaaw bi ñu nekkee góor bi ñu nekkee jullit dañoo jóg taxaw daal di fas yéene jël aay bi yàlla wax ne yaa ayyuhal lazina aminu yéen ñi gëm yàlla jël leen seen pas-pas ci gëm yàlla googu ngeen defal ci yàlla lu ko ci kenn deful nee na ba ñu taxawee nag yàlla nee na ñooñu jóg def loolu rijalun minal muminina nee na rijalun ay góor lañ yoo xam ne laa tulhihim tijaratun wala lahwun wala tijara nee na compte bancaire bu duuf wala addiya wala liggéey am xaalis wala passeport diplomatique mu ñu leen dévier ci seen principe mu ñu leen dévier ci seen objectif nee na ay góor lañ ñu nga xam ne bi yàlla waxee na na ñëpp ñëw wuy si nee na labbaw ala kulli daamirin nee na ñu lépp lu ñuy yéeg nañ ko Serigne Moustapha yéeg na ci gaal gis ngeen ko ci document yi Serigne Moustapha yéeg na ci bac jéggi frontière Serigne Moustapha yéeg na ci avion woote Serigne Moustapha yéeg na ci fas woote Serigne Moustapha yéeg na ci calèche muy saretu fas woote Serigne Moustapha dugg na ci oto Serigne Moustapha amul lu mu yéegul ngir wooteel yàlla ngir daa'iratul mustarkin wal mustaqdaat ñu ne ñoom rijaal yi nag loolu mooy seen mbir loolu mooy seen doxal moo tax rijaal yi ñoom góor yooyu bi ñu jógee pour dem dafa am lu ñu def mooy bayt bi dafa am ñetti bayt yu benn nit yàlla wayoon mais maam Cheikh changé bayt bi dañuy wax ne minal muminina dañuy wax ne inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa xaaful fitana nazalu fiha falama alimu annaha laysat li hayyin sakana jaaluha lujjatan wattaxazu salihal amali fiha sufuna Serigne Cheikh daal di ne way wi rafet na mais dañoo juum ñu ne inna lillahi ibadan futana nazalu taraku dunya waxaaful fitana nazalu fiha falama alimu annaha laysat li hayyin watana moom mu ne laysat li hayyin maamana jaaluha laysat li hayyin mu ne laysat li hayyin sakana mu ne jaaluha maamalan mu teg ci ne wattaxazu adawatal juhdi fiha sunana loolu maam Cheikh moo ko way waaw maanaam mu ne inna lillahi ibadan futana nazalu fiha taraku dunya wa xaaful fitana nazaru fiha falama alimu annaha laysat li hayyin watana jaaluha maamalan wattaqazu adawatal juhdi fiha sunana maanaam baytu yooyu rijaal yi moom la ñu jël traduire ko ñu jël baytu yeen ñu jël nag adawatul juhdi yooyu maanaam ñoom dañoo ñëw ci biir àdduna fexe ba jël yitte bi ñu jëlee yitte daal di ci forger ay outils buñ ci forger outils yi ay outils décimètre la yu ñuy dessiner ñu fas yéene tabax dessiner plan boo xam ne projet la boo xam ne bu pharaonique benn projet bu mag mais li objectif projet bi mooy binaa shakhsiyatil muslim mais c'est un projet pharaonique nee na bagage yooya bi ñu koy maanaam adawaat yooyu matière bi ñu ko moolee ci isniyaat yi la mais du ci amriyaat yi loolu moo indi seen xaasiya seen spécificité maanaam amr boo yoree ndigal rek di joxe ci ndigal mën nga woo ñu wuyu la mën nga woo ñu bañ laa wuyu ndax moom laa déggoom sëriñ Sow wax ne amr ixtiyaar la su la neexee nga nangu bu la naqaree nga bàyyi fa mais izn nag inqiyaad la moo tax yàlla wax ne wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi iznillah moo tax ñoom seen bagage yooyu ñuy rëddee seen schéma yooyu ñu na tabaxelee yàlla kii boobu schéma boobu projet boobu firawni boobu nee na yàlla ñu ko defalee ci izniyaat yi la du ci amriyaat moo tax yutaa bi iznillahi la bi diayatin
wa kullu mutaain bil wilayati fa huwa mursalu nee na nag bañ ca jógee banaw tabax nañ ca lil wara xabla al maahidi kulliha awasima arwahin bi nurid shakkalu maqafatan an tabqa al qusuru maqabiran wa ma sha naqasa min al ximaar yi sajjalu nee na seen schéma yooyu seen outil yooyu bañ ca des ne schéma tabaxal nañ ci yàlla ay capital ruux yoo xam ne góor yéen ca tabax su yàlla bëggoon état émergent foofu lay dem jël ñoo ñu nekk modèle pour construire état émergent parce que wax na ne bu fekkente ne bâtiment rek la ñu tabax ak ay immeuble te fekk na nit ku yiw ku ko war a dëkkee nekku ci nee na yaa ngi ku mel ni ku tabaxal mbaam pale ay neefa rek wa ngaat rek ak ngaa xacay mujj waaye du amal yàlla njëriñ nee na ñoom nag moo tax avant ñu yitte tabax bâtiment yi jàkka yeeg immeuble yi ñoom la ñu njëkk yitte mooy tabax personnalité nit ba ñu tabaxee ruux nit ñi nag ñooñu ba ñu ñëwee ñoo nekk modèle yi nga xam ne foo leen dugal rek ñu mën faa nekk moo tax ñu ko xam ne humur rijaalu fa ya bushra muhibbihimi musaddiqan bi karamatin min allahi saqaani allahu ka'san min mahabbatihim li kay akuna min al ahbabi fi llahi nee na góor ñaangoog ku bëgg a tey rëcc àndal ak ñoom ce sont les hommes d'histoire ñoom ñoo soppi histoire ñoo rëdd doxinu taarix def ko ci seen i xalaat seen i moyen seen i tëralin ak seen i jaar-jaar ba lañ ca mën a réussir ñu réussir ko loola ñu ca def mujj a nekk benn choc des civilisations la ñu fekkoon maam ya di ko def ak nit ña déranger nit ñi ñoom ba ñu songee nit ña ñëw xëccoo ba xëcc mu isdaamul xiima bil xiima loola mujj na dem ba nekk benn culture mode de vie bu nit ñi def mode de vie ba ñu dem ba mujj ña ko doon dundee dem ñeneen doonu leen di ko nettali comme nii ñuy def ni tey loolu nekk taarix di histoire ba ñu koy ràbb di ko dugal di ko génn ba mu nekk civilisation loolu tax nga dégg na la civilisation islamique lii l'islam ñi doon l'islam liggéeyal l'islam moom loolu la liggéeyal l'islam mooy tey bàyyi na fi benn empreinte bu nga xam ne culture la bu nga xam ne yàgg-yàgg civilisation lay nekk ndax ci doxinu Sénégal dinañ ne ku bëggati nekk gis sénégalais bu nekk bon citoyen un citoyen modèle jullite yiiw mbaax dana leen demal seeti archive daayiratul mustarchidin wal mustarchidaat ñooñu yàlla may na leen yoon boobu ñu mën ko def ndeysaan mu ne ñoom yàlla moo leen tànn def leen ñu nekk ay nitam mu yóbbu leen ci royaume am solal leen ci yéreem yi daal di leen jox ci tànkam yi jox leen ci noppam yi jox leen ci loxoom yi moo tax suñu waxee ci kaddu yàlla la ñuy waxee suñu doxee ci jëfinu yàlla la ñuy doxee bu ñu tëralee seen tëraleen nga gis ci jeexital boo xam ne ku dul ñoom mënoo ko def te mooy li yonent bi waxoon ne ci hadisul qudsi yi ma zala abdi yataxarabu minni bin nawafil hatta ahbabtuhu fa iza ahbabtuhu kuntuhu wa iza kuntuhu kuntu sam'ahu wa basarahu wa rijlahu wa yadahu fa iza sa'alani a'taytuhu lii mooy rajul lii mooy góor ñi silsilatu rijal nag maanaam épisode góor ñi mën na dem ba ñetti émission yoo xam ne yëpp ci maanaam Serigne Moustapha Sy rajulun min ar-rijal ci loolu la ñuy wax soo defee ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di masawu coono di leen jéggalu di ñaan yàlla mu def ci ñun dégg ak topp fenn fu waay nekk yaan yàlla émission bi fekk la si jàmm ak salaam kon ñu dem ba altine prochaine wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.